ñu toog mu dëkk Sam kii wax par kii Gounass kii bu mu ñëwee fekk na yor na carte affaire donc bu ñu ràññee ko kii ancien la bon ñu fekk aussi Daouda Ndiaye il est membre de notre commune bon après da bu ñu Mauritanie ay la ñor day la accident ci yoonu Kédougou bi tànk bi dafa am dafa nekk sous plat di ko nit ñi xam ko quoi ñaanal ko encore mu war ci jàmm Adama président commission organisation bu coordination communale bu Médina Gounass ñu fekk encore Aliou Diop membre COJER ñu fekk fi Mamadou Ba membre COJER nekk jarbaat si Mika Ba yaayam ak Mika bokk nekk bay mu ngi toog yaayam ak Mika bokk nekk bay mu ngi toog voilà ñu fekk encore Jinda lii doomu maire bi la jaari kan surtout maire bi la Yacine Diop dëkkandoo la Koumba Agne présidente mbootaay la Mame Fatou La mbootaay la jiite Aw Bousso dëkkandoo la Anna Diop dafa ñëw représenté yaayam voilà Ndeye Dieng c'est ma dame pour ne ak Demba Sow wax ko bu toog nii kii président coordinateur comité la ñetti mbaar mu ànd ak mon frère bu ñëw Ousmane Mbodj ñaar ñi nag dañu am particularité si ñun fu ñu mënti nekk ils sont toujours derrière nous ñu sax demandé fu ngeen nekk fa lañu nekk donc ñooñu il faut que ngeen xam leen bu baax ngeen ràññal donc Ousmane Mbodj la ak Demba Sow ñu bokk lu bëri na parce que ñun nous sommes de Podor seen dëkk mooy suñu dëkk tasaan mooy Guédé donc présentation boobu laa ko doon def Ndeye Fatou ñëw na toog ñu présenté ko moom parce que moom bootaay bu rëy la rek di amul moo ko jiite moom it ci membre fondateur APR yi nekk njaarim ñu balaay ci la bokk ndax dama la présenté fekk newul mooy délégation bi nga xam ne moo ñëw tey fii pour déglu waa ñoom dañ leen wax suñu doyen ak kamante du coordinateur de notre mouvement ma jël parole léegi exposé lu tax lu waral lii su paree yéen it ngeen def parole wax aussi seen xalaat par rapport ak réunion bi quoi donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. Merci Pape. Asalaamaaleykum mbokk yi. ñu commencé également jot bi yombul jot bi yombul ba tax na ndoonte ñoo bokk nattu war na leen a baaluwaax baaluwaat leen ax parce que yàlla dafa dogal ki ni jàppale muy président Macky Sall ñu ngi ci 9e année bi mu faloo ba léegi te xam naa ne ñun di nekk seeni responsable ñi ëpp ci noonu leenu dal moo leen dal te ba léegi buñ gersoo gis leen ñu jàppale Macky moom seetlu na ne ñi ci ëpp kenn gisu ci boppam te yàlla rek tax ñu di ko wax mais dafa am loo xam ne yàlla la fay nangoo donc finalement mu xaw a nekk njaamu yàlla donc bu loolu weesoo à part benn particularité rek bu may def parce que délégation bi fi ñëw tey di responsable ci 5 communes yi muy ngeen baal ma ci waxin bi les principaux responsables parce que APR li ñu xam ci ki koy jiite coordinateur la jiite bu dee am na numéro 2 fi yore élection yi dañ koy wax mu mel ni fii ñu fekk si seen coordinateur moom mooy Pape Sall seen chargé des élections mooy l'actuel maire Beyti paa bi nga koy wax man am naa natt bu toll ni comité boobee avant Macky di falu man maa ko présidé woon fii ci kër Beyti Ba bi leen di fal nun ñoo leen faloon parce que dafa fekkoon ci kaw nun ñu may ñu nun waa Guédiawaye ndax ci suñu organisation bu baaxoon ñu ne dem leen ngeen ñu proposé ñu ay comités électoraux consensuels ngeen waxee bu jubóo su nga ñëwee ñu validé ko ci liggéey boobu lañ ko liggéeyee man seen bos boobu keroog man maa ko présidé alors donc may wax rek rapidement jot gi amut mais dama koy tënk li waral lii dafa am ñenn ci ñun ay coordonnateurs ak i chargé des élections ñoo jóg au départ 10 yëpp la y compris bay di l'actuel chargé des élections ñun ñoo jógoon ne nag am na loo xam ne
suñu parti yi doxee vraiment buñ ko mënoon a bàyyi day dem koy bàyyi mais comme mënuñ koo bàyyi te ñun ñoo ko fi sampoon dañ leen jóg wut ci ay pexe ci la ñu commencé woon di jóg di waxtaan ak nit ñi particularité bi ma doon wax te waxtaanu xaw a ji dinaa ko wax mooy ñun ñii tey suñu jigéen daf ñu rax muy day faatu su ma nee rax day mel ni bokku ci la bokk c'est-à-dire jigéen amul habitude bu dul commune am mu ñëw ci fekk yeneen commune yi mais lii lépp xaj na di firnde engagement membre fondatrice la bu APR kenn ko ci droit ñun ñi ñëpp ku ko ci fekkut moom fekku la ci bu ñëwee teew faatu nday faatu dañu ci félicité de la encouragé bettu ñu nag xam na ne yow loolu dugg dëgg ciy dugg ak jom enfin ñi nga bokkul commune sa coordinateur toog nii ñun ñëpp wax donc ci loolu lañ jógee commencé di dox di seet nit ñi di waxtaan ak ñoom surtout nag ñu démarré woon ko ci ñi santoon parti bi parce que ñooñu tey ñoo ci gën a lor ñu commencé di ko dox di dem di fekk communes yi di waxtaan ak ñoom yàlla dogaloon fii ñuy wax ak yéen tey duggoon nañ ci 4 communes yëpp Gounass moo desoon lii ñu fi fekkit ñoo ko sant am na ñu muy liggéeyal ci commune bi mais dañ ne ko d'abord waxtaan ak sa niti dem yi bu dul ñu bokkoon ci sa comité mu nekk ñoo xam ne wut nañ seen yëf bopp te nekkoon fa te yéen a bokkoon gis-gis donc naqar bi benn la woon parti bi ñoo ci nekk sonn ci liggéey ci ba Macky Sall falu mu mel ni léegi ay kilifa yu bees ñoo ñëw ci département yi naam ñun bi ñu toogee ba pare danoo d'accordoon ci yaatal bi ci te ñoom ñëpp ñoo leen dalal ku ci nekk bi nga fiy ñëw wax nga ak nun daal nga sa oto dugg suñuy kër wax ak nun nga dem ba jekku faale tooñ waaw nun nag dañoo demoon ba xam amatuñu choix jóg remobilisation suñu parti moo fi nekk wala ñu bàyyi leen ak yëf yi te foog naa bàyyi kook ñoom ci ñàkk fayda lay bokk parce que Macky Sall am na lu bari fii ba ngi xew amul jot xam ne bu ngeen amee fulla ak fayda nag organisé wu dina ko yëg parce que leen di leeralal ne li ñuy def léegi yëg na ko xam ne lépp ñu ñuy suivre tey balaa tëdd waxtaanu Gounass bi dina am coordonnées yëpp dañ ko jox lépp li fi xew àgg na noog moom foofu la preuve pour la première fois Macky Sall jël téléphone am woo nit te jaarale ko ci Alioune Sall di wax waxi APR loolu def na ko jamono yi passé muy coordinateur Ndiarème Abdou Sène mii woo na ko directement donc lii ñu def moom koy chiffre ñi ko gën a jege aussi ñëpp a ngi wax ak noonu Mahmoud Saleh ñoo ngi jokkoo ak moom Abdou Mbow ñoo ngi jokkoo ak moom Ablaye Daouda ñoo ngi ñoom ñëpp ñoo ngi jokkoo ak ñoom yëg nañu lii ñoo ngi ñuy suivre ñun nag lanu taxoon a jóg dëgg sax gaa pour dundalaat parti bi la mais aussi am na néewal doole bu ñu doon def loo xam ne dañu fas yéene woon a xeex mais lan ñu conseillé nañu kon ne liggéey suñu liggéey soreetul dina arbitrer léegi donc cëslaay li loolu la woon jóg pour dundalaat parti alors li koy dundalaat nag bu ñu ñëwee ci commune comme nii ñu ko defee tey li ci ëpp dañ leen di junj rek suñu paree ne diglu seen xalaat parce que bu boobaa diggéen ñi am nay question leen parce que lu ngeen yor bopp ba léegi te xaj na gisu leen ci seen bopp kenn du leen ci wax dara ñu ci ëpp bu dañuy bàyyi ba élection jub ñuy soog a ñëw comme ni ko bugga suma xarit waxee dem ci meeting am bi waaw comme élection jubatee léegi ñu commencé di leen ñëw di naan jigéen ñi génn leen di leen jox ay seen léegi yooyu ay 300 000 rek ay 400 000 ba élection yi passé ñu fàtteeti leen loolu moo fi am te loolu nag jàpp naa ne war na mun a dakk parce que waxuma ne gis nga àq sax dafa baaxul parti yu bare liggéey ba dee xëy génn bu ñaaw ay àq koy def ay nit ñu lay jàppale te yàlla rek tax maa ngi leen a bañ a defal dara parce que dinañ changer réew mi du lu ñuy viser ci am mais nan la yëg au moins fii Guédiawaye yàlla ndaxtoon ñu taxawal fi parti bi
nit mënu fee war a am doole Macky Sall jox lay ndombo jox la alal waxuma la nga di jàppale wala jàpp suñu militant mais dañuy sax néewal doole parce que booy dugg suñu koñ sax doonu yëgal ka nga xam ne sax moom doon xeex bëgg démb mën nga koo dooleel tey mu ñëw dal suñu kaw loolu injuste te loolu baaxul rawatee nag bu ñu amee fulla ko nii ñu def nii jóg tey pour mën a jëlaat suñu yëf parce que nag am na loo xam ne mënuñoo wax lépp waaye mel na ni mel na ni yëf yaa ngi nit ñaa ngi bëgg a yëg de bu nekk ngi jóg di bindoo ko wax ak ci et cetera c'est important donc du ñu mën a wax lépp ba daanaka dootu dana am lu ngeen ñu indil lu bees dañuy soxla seeni xalaat ci li ñuy dox nu ngeen ko buggee nu ngeen ko gisee parce que dañu woon nag bu commune yi tasee bu dajee mu mel ni Gunaas sa desoon tey jii ñu di ko def bu ñu jógee am na proposition yu nu xalaatoon noonu loolu bëgg nañ ci déglu seen xalaat parce que ñun jàpp na ne bu ñu demee ba lépp fës ba jeex nag après nag war nañu mën a toog nag def benn conférence de presse départementale Macky gis nit yu démbam yëpp ñu fees ci salle wala ci stade ñoo xam fu ñu koy defee wax suñuy doléance parce que bu loolu même bu loolu weesoo foofu laay daanee la élection yi c'est dans 7 mois yéen de doy ngeen exemple la première personnalité politique de cette commune aujourd'hui mënta nekk kenn ku dul seen coordonnateur yàlla na toog ko Pape Sall ba fii may wax yow tey Pape Sall n'est même pas conseiller dans cette mairie waxuma la maire wala adjoint mais conseiller sax nekku ko tey la lu tax bu forçoon par force daf koy nekk mais dafa am loo xam ne bu fekkee da laa bëgg a jël yow doo nga bàyyi si njaboot wala ñu bëgg laa diviser am na nga xam ne tu préfères nga bàyyi ko fa donc loolu aussi am na taxawaay bu ñuy taxaw nii tey ba ëllëg si biir lii di ñëw muy maire yi parce que maire yi nag luñ ñoo ko moom maire yi Macky Sall moomu ko ay député moomu ko gox baa ko moom war nañu mën a xool ndax ni ñu yore suñu maire yi neexoon nañu bu lu neexut nan lañu def pour changer ko te pour changer ko nag da ngeen di am ay conseillers donc tey bu ñuy defaraat liste ëllëg bu leen ne Pape Sall wala Seydou wala Badou ñooñu dañ far a jël amul keneen ku ñu far a jël wala et cetera bu ngeen demee du ngeen fekkee ci dara fekkee mënta ñàkk ba mënta ñàkk yeneen i solution gi fii je crois que loolu di ngeen ci waxtaanee seen njiit am na nu muy liggéey nu ngeen di liggéey fii déjà incha allah buñ fàggee dañ ko wax donc en guise d'introduction Pape pour ne pas tout dire n'est-ce pas ñun idée bi rek la doon joxe maintenant li ci ëpp ci yéen ko gën a séentoo parce que seen xalaat mooy li ñu ñor noonu pour ëllëg ni ñuy fonctionner ñu jëm ci kanam donc je crois que c'était ça l'introduction. salaamaaleykum As ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant man je pense que li nga fi jot a wax ñun yëpp mënoon naa nekk depuis longtemps parce que c'est vrai yéen a jël initiative bi mais initiative bi da ngeen ko war a jël bu yàgg waaye nag comme toujours ñun dañu am souci di defar bëgg ñu gaaw toujours di dugg ci yenn mais malheureusement nit ñi amal affaire comme ni nga ko waxee ils n'ont pas compris parce que tant que yaa ngi massa au lieu ñu bàyyi dóor bi ñu lay dóor ñoom dañuy continuer di dóor loolu moo tax nag affaire bi tardé ngeen dem ba heure bi ngeen soog a def seen levée de bouclier di nga yéen doole di ngeen am da ngeen ko xamul xam nga doole bi mooy lan yéen vous êtes des coordinateurs vous êtes des chargés des élections merci jërëjëf. di nga tey bu fekkee coordinateur bi moom cundum la sax wala chargé des élections bi moom cundum loolu en matière politique dafa rëy nañu dégg rek ci médias yi ñu ne le coordinateur de telle commune fait face maintenant au Benno par exemple pour le cas qui nous concerne wala ñu ne le chargé des élections de telle commune fait face au Benno
mais loolu day rëy ci bopp nit ñi c'est très influent et puis c'est vaste léegi nag yéen nekku leen benn ngeen nekk ay coordonnateurs ak ay chargés des élections et puis j'en profite pour wax sama mbokk yi ñu xool leen bu baax yéen xam nga pourquoi yéen vous représentez le département réellement coordinateur chargé des élections yéen a représenté département bi réellement parce que parti bi dañu bokk si ñu ko sos yéen a ko animé yéen a yor les responsabilités ak jeu bu nit mën ci mat def ak jeu bu nit mën ci def actuellement nii di jéem a maquiller officiellement yéen la donc yéen force boobu da ngeen war a gëm seen bopp te comme tu l'as si bien dit ce problème là ce degré de frustration là ñun ñii fi toog yëpp daf ñu dal dafa nekk problème boo xam ne ñun ñëpp daf ñu dal parce que ku ci ne li nga yaakaaroon gisuloo te pourtant amul loo deful ci parti bi APR amul loo deful ci Benno bi suñu jigéen yaa ngi ñuy toog suñu jeunes yi toog ñëpp toog amul kenn ku yëg boppam ci APR wala ci Benno Siggil Sénégal ci Benno Bokk Yaakaar c'est extraordinaire nit ki nag am na foo xam boo ko yeggee da ngay gëm yàlla da ngay am wala nga ñàkk te ñun foofu la ñu toll ñun nañu fexe ba bu ñu ñàkk yàlla ah donc man réaction bi may li ma gis ci seen xeex bi ah li ma leen ci mën a wax sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat combat bi yéen même bu ngeen ñu gisul bu ngeen di réunion ah mel na ni ñu ngi toog seen wet parce que injustice boobu ak réparation boobu yooyu ngeen di xeex ñun moom la ñu bëgg tout à fait yéen bu ngeen ñu jiitoo lii war ci yéen ñu def mais day rejaillir ci ñun lii war ci yéen bu ñu ko defee ñun dañ koy yëg day wàcc ba ci base bi mais regardez xoolal ñu toog fii yëpp je vous dis que Pape dafa commencé rek kii rek la wax am na comité après bi mu waxaatee dafa xaw a jaxasoo tuuti mais fii ay coordonnateur du comité rek ñoo fi toog fii coordonnateur du comité rek ñoo fi toog il y a le jeune commissaire Boy Alphonse de Ouakam c'était le commissaire principal chargé de la commune de Médina Gounass da ngeen ko approché il vous dira ñun suñu côté bi surtout côté Pape Sall li mu fi installé comme comité ëpp na plus de 13 comités te xam nga comité 100 personnes la ça te fait donc ah bu ma juumul 1300 au minimum personnes Pape Sall nii supervisé yëpp Djibi Ndiaye da daan ñëw fi fekk fii fees del ñuy monté do 3 comités par jour toog añ yëpp Pape Sall moo ko daan def alors donc combat bi ñun on est dedans macha allah waaw mais nag comme da ngeen ñëw aussi dañu seet si dañu bëgg a wax ak yéen aussi tout à fait parce que c'est la première fois ñuy recevoir une délégation venant du département ah pour ñëw toog ak ñun waxtaan macha allah politiquement mosul am donc bu ngeen ñëwee war nañ leen wax exactement suñu leader bii mi Pape Sall mooy suñu leader ñun naka lañ ko gisee ak fu ñu jaar ak moom donc je vais commencer par Pape Sall APR Gounass Pape Sall APR Gounass APR bi mu duggee fii Gounass les gosses là sont venus nous chercher fekk temps yooyu ñu ngi nekk en stand-by ak PDS booy yi ñëw jël suñu kii nañu grand ñun affaire politique xamuñu si dara te dañu bëgg a yóbbu ci APR dégg nañu ne sax yéen a ngi waaj a dem APR
ñëw leen ñun xamuñu dara ci politique bi l'actuel maire ak ñu mu àndaloon ñëpp ma Pape ñu dem fekk ndekete ñoom xamuñu sax par où commencer parce que bu ñu ay politiciens fekk ñun yàgg nañu PDS bu politique waaw ñun nekk nañu fi conseiller PDS ba mandat jeex ma Pape ñu teg leen ci yoon dajox juste période boobu ñuy dem élection 2009 APR 2008 la judd ñuy dem élection 2009 Pape Sall a piloté la liste Dekkal Ngor a piloté la liste Dekkal Ngor Pape Sall mi mu nekk tête de liste majoritaire le jeune là nekk tête de liste proportionnelle c'est que ñoom di ñuy confectionner liste bi ñu ne ñu non grand yéen da ngeen di dem ci proportionnel bi ainsi de suite ñu ne leen ñun demuñu proportionnel xam nga lu tax ñun xam nañu lan mooy conseil municipal def nañ ko te ñoom ñoo leen gën a xam politique bi léegi yéen dem leen ci proportionnel bi comme ça ñun même bu ñu gañewul yéen ngeen xam lan ngeen commencé am expérience ci affaire u maire yi conseil municipal booy yi def ci ak ñu def dëgg ñoom booy bi ah ñu booy gars yi yëpp ñu rangé leen fële loolu moo ñu permettre élection boobu bi mu jeexee ñun ñu am 8 conseillers 8 muy ñoom 2009 Dekkal Ngor donc ñu jóge bu ñu jógee Dekkal Ngor léegi nag ñu toog est-ce que j'avais noté ici ñu nekk ci Dekkal Ngor bi di liggéey élection présidentielle ñëw 2012 2012 ñëwee ñun ñëpp ak yéen waa Guédiawaye ñëpp ku ci nekk di ñot ñoti ak say moyen ak say ñàkk moyen xam nga rek kenn joxuñu woon dërëm yéen ñëpp yéen ñu ci woon y avait rien volonté rek moo fi nekk ah ñu delloo ziar. Ça va? Ça c'est le jeune Maguette. Comment ça va? Non, damay chargé des élections bu Ndiarème Limamoulaye. chargé des élections Ndiarème Limamoulaye. grand bi daal utal lu mu reere waaw xaaral moom pare yow oui ma léegi ñii ñot ñoti di daanoo ko jóg ba fal le président Macky Sall def ko président ñu continuer di ñot ñoti ba jël assemblée nationale joxaat ko le président Macky Sall ñun ñii de ak suñu ñàkk mooy ak suñu amuñu dara suñu gëm-gëm rek la ñu amoon bi ñu defee loolu ba pare nag mu am nag lu ñuy wax l'avènement de Macky de Aliou Sall dafa ñëw fekk ñu falal ko magam en 2014. jox ko assemblée moom muy soog a ñëw bi mu ñëwee mu wër commune yëpp ne woy dama ñëw pour jàppale leen nangama naam xool naa département yi laa bi j'ai choisi Guédiawaye nangama nangam pour jàppale man wutuma dara sax nangama nangam en tout cas ñun pour Gounass bi mu wëree commune yi ba pare bi muy ñëw fii mu ngi ànd ak Mika Ba mi nga xam ni mooy député actuel Mika Ba di coordinateur Sam Notaire jarbaate mu ngi nii toog Mamadou kii yaayam am Mika Ba ñoom bokk ndeex baay keroog Aliou moom la àndal fekk ñu fee lañ ko recevoir Saalum Boy am mu ñëw wax ñu loolu waaw dama ñëw pour jàppale leen nangama nangama wutuma dara nangama nangam ànd ak Mika ñu nit comme ñun dañu bëgg a Macky Sall gën a am doole ku mel ni Aliou Sall bu ñëwee nekk encore rakkam mais yaakaar nga ya nga ni mais kii bàyyi na Sénégal yëpp ñëw ci ñun ba pare nekk rakku président bàyyi Sénégal yëpp ñëw ci ñun mais kii bon nañ ko jàpp ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee ne ko bismillah mu ñëw affaire yi def di def déglu leen bu baax nag ba mu des meeting bi mu jëkk a organisé
ci buntu ci en face de la police mu ne day def meeting mais mu yëgal ñu ko Pape Sall mi en tant que coordonnateur communal daal di woote benn AG bu mag assemblée générale pour ñu waxtaanee que ni Aliou day def fii meeting pour ñu koy organiser ak ñu ciy demee mais ñun bi ñu demee ci réunion bi xam nga lu fa xew bi am la Pape Sall waxee bu ubbi ba pare l'actuel maire le Gonsa moo jël parole ne ñun Aliou Sall buy meeting wala bu ko nit ñi waree di défendre ak yooyu ñun suñu yoon nekku ci man du ma mobiliser du ma fa dem fekk na boobu temps il avait fait un petit travail dans le milieu mu am ay boy yu jóg ne woy woy ñun affaire Aliou Sall ñi kii ne na ay kel nangam ak nangam ñun si yoon nekku ci mais terewul ñun ñu mobiliser fii Aliou Sall ñëw ne woon Pape man fii lay jëkkee avant may dem meeting bi Aliou Sall keroog bi mu ñëwee fii mënul woon yegsi si kër gi ndax ay nit ba ca bassin ba mu ne sax moom bu xamoon ne lii la fii lay defee meeting bi ñu ànd ak moom dem meeting bi pour vous dire donc loolu ceci étant dit léegi nag ñu nekk ci loolu Aliou Sall ñëw nag installé wu ñu toog ba ci biir ambition yi xam nga dafa waxoon bëggul dara ñu gis ko nag muy commencé mettre ay jalons di teg ay jalons yu wane ni kii bu bëgg dara moo koy def ci biir département beex ci commune bi ñu sentir ko en bon politicien ñun xam nañ politicien boo bindee rek xam nañu li ngay wax boo doxee benn jéego xam ne ban jéego ngay teg ñu ne kii léegi dafa bëgg d'abord li mu bëgg mooy d'abord parti bi na ko jiite au niveau du département c'est que temps yooyu ñu ngi defoon Djibi Ndiaye coordonnateur départemental mais finalement ñu waxtaan ba toujours yaakaar bi ñu amoon ci Aliou Sall rek ñu ne bon nañ ko jox parti bi mu jiite ko ñu dem Ravin ah am ay délégués yu jógee ci commune yi ñu dem Ravin def ko coordonnateur APR bu Guédiawaye bi ñu ko defee mu commencé nag am benn lobby bu mu taxawal ci kaw lobby bi mu ànd ak ay nit yoo xam ne ci commune yëpp am na ñu mu fa jël ànd ak ñoom pour xeex nag surtout Pape Sall nii ak ñu mu àndal ça il faut le dire malheureusement ñun ñu fekkoon ñu nekk benn mu tibb ci ñun ay nit tëbb Gunaas tibb yeneen communes yi ba mu bari pour nag mën a xeex Pape Sall nii parce que boobu moom am na ambition xam nga nit bu buggee ñëw ci kër gi par exemple jiite ko day xool ñi gën a yeewu ci kër gi ak yooyu mu jéem leen a néewal doole pour mën a taxaw mais moom bi mu ñëwee loolu la def Guédiawaye Pape Sall comme gis na ko c'est un cadre moom Pape Sall bi même bu amul ay millions doo ko yàpp boo waxee moom xam ni kii cadre la mu ne kii bon donc bu amee doole d'abord dina fexe ba lobby boobu taxaw élection yi ñu doon jëm ji muy 2014 mu fexe ba Pape Sall du nekk maire fii parce que boobu temps bopp lépp Pape Sall lañu jàppoon mooy nekk fii maire mu commencé ko dox lijjanti ko di ko dox di ko lijjanti te keroog bañ koy nommer loo xam ne lu am importance bañ koy nommer mu nekk coordonnateur départemental bu Guédiawaye mais dañ ko toftal ñaari adjoint dañ ko nommer coordonnateur boo pare ne ko nag léegi dañ lay toftal ñaari adjoint yuy nekk sa wet yow doo leen nommer ñun ñoo leen di fal keroog kuñ ko kii rek dañ la fal moom nommer bu kenn ñu daal ne premier adjoint bi ñu ne il sera chargé des structures du parti c'est-à-dire ñi nga xam ñooy gérer parti bi ci biir Guédiawaye beneen adjoint bi mooy koo xam bi léegi day chargé des relations ak partenariat APR ak yeneen parti yi ak yeneen kuréel bi di nekk ci biir Guédiawaye mais léegi moom bi élection yi ñëw yeneen parti yi ñëw bëgg a ànd ak Benno bi mais liggéey boobu Pape Sall moo ko waroon def parce que bi ñu falee ñaari adjoint yi Pape Sall moom moo yor bi ñu defee élection moom moo gagné adjoint bi nga xam ni képp parti bu bëgg a liggéey ak Benno bi ci moom ngay ñëw képp ku bëgg a am partenariat ci Pape ngay ñëw doo ñëw sax ci àllu ci Pape ngay ñëw ngeen wax ba jubóo nga mën a ñëw ci Benno bi léegi nag comme bëgg na ku Pape Sall réunion yooyu ñu doon def yëpp Pape Sall du ko sax yëpp ñoom ñooy dem beru fee ak ñoom gàppu régler seen régler ba mu jeex Pape Sall bi ñu demee ba nga xam ne liste yi ñu ngi koy waaj a génne ñu daje fii réunion
Pape commencé ubbi wax ji gars yi génne benn këyit wan ko ñu ne ko non non Pape kat ñoom Aliou ñoom gàkku ñu réew lii la ñuy wax ahli ahli te Pape Sall moo fa waroon toog donc loolu boo gisee ma koy wax fii ñun dañu war a xam yéen ñi ñu seet si aussi ngeen xam peut-être am na lu ngeen ci daan yëpp xamoon mais pour ngeen gën a xam bu fekkee xamoon ngeen yëpp it ngeen gën a xamaat rek mu leer donc suñu leader def nañ ko loolu léegi biñ ko defee loolu moo tax bi élection yi ñëw Pape Sall ñu ne ko nag liste bi léegi yow Pape yow da ngay dugg ci liste bi Pape Sall ñun ñii responsable yi fi toog ak képp koo xam ne ànd nga ak Pape Sall Gounass ñu jël la sànni la fële Pape Sall ne leen man liste bi nii lay demee gars yi ne ko wéy lii daal dañu génnee circulaire bi lii la Pape Sall ne leen jël leen seen yëf jël leen seen yëf 2014 noonu la demee ñun ñëpp ñu toog duñu xuloo nag duñu xeex ñu toog depuis booba nag évidemment ku ñu kenn mënu wax ni frustré wu ñu dañu frustré kañ bañ a frustré on est des êtres humains loolu kuñ ko def nga am netti mais quand même dañu gëm yàlla jël yàlla jiital ko ñu toog xam ne ñun di yàlla tudd si ñun foog mu am kenn mënu ci dara donc loolu biñ ko passé aussi den baal ma de parce que suñu leader foog ñu wax ci moom ah non foog ñu wax ci moom local 2014 waaw complot waaw nee naa leen nag ñi ñu àndaloon aussi ñoo doole loon Aliou Sall ba loolu am ñoo xam ñoo fi nekkoon ak ñoom avant Aliou Sall di ñëw fii ci biir Guédiawaye waaw donc léegi pour wan leen ak ñi mu àndal ci affaire xeex politique bu xuloo di xeex de mais c'est quelqu'un boo xam ne ku mën a xeex te aussi ku gëm yàlla la politiquement parce que en 2002 léegi PDS lay wax en 2002 ñu nekk mu am ay responsables yoo xam ne pour ñun dañ leen di gêner mais temps boobu dem nañu di élection locale ñëwee terewul aussi ñun quand même ñu ngi woon ci liste bi mais liste boobu xam nga ñaata lañ fa woon 7 personnes 7 personnes sur 56 conseillers mais ñun xamoon nañ ne ñoom ñëpp dañ ñu compte mais terewul Pape ak ñun ñi bi ñu jógee dugg ci conseillers yi jàkkaarloo Woré Sarr fii avant ñuy sous préfet bi ñëw fii ñuy élire maire parti bi moo jëkk a woote kii fële méridien président ni ñu koy waxee de primaire kii Idrissa Seck nii moo jëkk a woote primaire pour bu ñu dajee foofu ku gañe boobu ñun ñi si des ñëpp nekk ci ginnaaw bu sous préfet bi ñëwee ñu def ko maire gars yi ne dañuy dem ñu ne ñun demuñu on attend le sous préfet ici ba mu ñëw mais ji nga bi sous préfet bi ñëwee ah mu nekk Woré Sarr ak kii Pape Sarr mais Woré Sarr ñun 7 la ñu woon fekk ba ñu ne suba la Woré Sarr dafa woo ñëpp gars yi signé ko ne moom la ñuy voté ba mu des ñun 7 mais bi ñu ñëwee dugg isoloir bi ñu génne ñuy compté ñun ñoo jëkk a Woré Sarr 25 fois ñun ñoo ko jëkk parce que dañu ne ñun foo ñu natt suñu bopp da ngay gëm yàlla nga natt su bopp ñun Woré Sarr dinañu compté Pape Sall ba mu nekk 25 voix Woré Sarr soog a ñëw romb pour te dire bi loolu passé aussi di nga même élection Dekkal Ngor bi ma doon wax bi ñu ñëwee boobu temps parti daa ngi am ay 5 mois ñu ne dañuy def élection Dekkal Ngor waa Benno Siggil Sénégal dañu approché fii pour ñu bokk seen liste xam nga lan la ñu proposé pas 2 postes benn titulaire benn suppléant apprendre ou à laisser mais ñun bi ñu demee ci élection Dekkal Ngor ñun ñoo raw Benno Siggil Sénégal. mais leen doon conditionné. waaw ñu doon conditionné naa ñu jël yooyu yëpp xeex boobu yëpp Pape ñi moo jiitu moo nekkoon ci kaw xeex parce que ñun toujours dañu bëgg di natt suñu bopp pour te dire. donc loolu moo tax nag pour conclure. d'accord wéy gën a. pour conclure. perspective yi. ji nga ñun dañu bëgg toujours di natt suñu bopp xam nga problème la. bu ëllëgee. bu ñu gañee ñoo xam bu ñu gañewul aussi ñi ñu gañe xam ni kat Pape Sall ak ay nitam de seen doole fii la toll. opposition bi xam ni Pape Sall ak dooleem ñii la toll keneen xam ko ëllëg ku fiy dugg fii Gounass di wax doo ñu négliger. absolument. donc moo tax pour votre information aussi. élection yi bu ñu ko fekkee jàmm ñun dañu fas yéene faire face au Benno
absolument liggéey nañ ci depuis 2014 nag ba léegi ñu ngi koy liggéey demuñu rajo demuñu télé xasuñu kenn te pourtant suñu nit yu bari ndeysaan suñu jeunes yu grand wax leen boobu ba léegi ñu ne leen du ñu wax mais fi mu ne liggéey nañu liggéey boobu am nañu plan A am nañu plan B macha allah voilà merci beaucoup c'est important grand jërëjëf ça a été long mais baax na vraiment tu nous as appris beaucoup de choses ah oui Seydou sànni ay kàddu vas-y avant tout maa ngi leen di nuyu fay nan la di leen dalal ci sama kër macha allah comme maay mag kër gi aussi bokk naa ci Médina Gounass bu yàqoo bokk naa ci ñu koy defar man dafa am nu may toogee ak ni ma war a waxe njaboot gi ñëpp sama njaboot la te on est en politique tey la suba ëllëg la kon bu ñuy wax nañu mesurer li ñuy wax kii nu mu nekkee suma rakk bay di noonu la nekkee suma jarbaat lenk kon donc man dafa am nu ma war a taxawee muy ci moom muy ci kële muy ci biir Médina Gounass yow ràññee naa la parce que daan nañu jouer ay match vétéran Abdou Sène minante wuñu mais xam naa ko par le biais de Bay di Sey kii moom xaw moon sax mooy chargé de mission mais lii naa xar kanamam ci buy Bay di def réunion d'évaluation coordination souvent dama koy ñëw damay assister dégg xam naa sa intervention ñun nag Médina Gounass lañ fi nekkal yàlla def kii nekk coordinateur ñoom ñëpp duñu ma bàyyi ma fen man dafa am loo xam ne lu war a jiitu rek mooy jiitu ak ku mu munti doon tey jii li ñuy wax fii yëpp ñu ngi wax Aliou Sall mais le principal concerné c'est Macky Sall tey bu toogoon fii lii ma wax dama koy wax parce que nit nga dangaa xëy ñëw ñu ànd ak yow ñu ne yow la mu am ay jafe-jafe ñu ànd ak yow nga organiser parti bi surga naka lay nekkee borom kër kay moo war a jiitu surga yi topp ci parti dafa noonu la war di doxe ci li ñu xam ak li ñu fekkee ak li ñu dund ak mag ñi coordonnateur boo ko déggee c'est une coordination kon donc am na ku ko jiite ki ko jiite dafa war a am taxawaay moom tam aussi tamit dafa war a am taxawaay ba tax ñu ñëpp converger vers lui lu mu nekk suma rak li ma war a wax dama koy wax tey je vous donne un exemple tey nit bu jógee fii ñëw fii fekk ñu ñëpp ñu toog nan lay def dafay taxaw parce que amul fu mu toog kon donc nit nag su nekkee dara na fees place bi lii ngeen def moom mii yàgg nañu échanger politiquement dama ne waru leen xaar Aliou dafa ñëw ngeen dalal ko li tax ngeen dalal ko dafa da ngeen rus président jox président cër mais du tey yéen li ngeen moom téye leen ko absolument nit li mu moom da koy téye absolument boo ko téyee rek kee du am porox ndoll bu mu dugg pour mun a def li muy def léegi nag sa biir wax ci loolu laa jëm fi ñu jëm am na fu ñu jëm am na fu ñu jógee parce que jafe-jafe moo am léegi ñu am fu ñu jëm fi ñu jëm foofu nag lu am solo la solo bi mooy yéen seen taxawaay mooy tax ñu mun a ànd ak yéen ci lu ngeen bëgg su ngeen amee beneen taxawaay ñun lu ñu bëgg du dem parce que actuellement politique la ñu nekk base bi mooy déterminer yéen seen choix ça c'est très important Aliou lu mu am doole lu mu am xaalis
su base bi ànd ak yéen ngeen am nu ngeen taxawee président il faut que mu tranche man nag du ma wax ni man saa yu may dem xeex damay gagné man loolu mooy suma principe c'est normal. waaw man musuma xalaat ni sax damay kii de lii tey ñu def fii mun na am duma ko fekkee yàllaa xam yàlla nga ko fekkee. waaw mais nag di ngeen ci am ndam te loolu lu ma leer naññ la merci jërëjëf. parce que nit day xam boppam boo xamul sa bopp rek dañ leen fooy kii dégg naa ci audio bu mu envoyé bi mu def ci Baydi Seye Baydi Seye je le connais très bien kii xam na bu baax li may wax tey jii su jàppale Aliou c'est grâce à moi maa kii waaw non dam yóbbaale naa ko keroog bi ma déggee ni dafa gagné xaw moon Cheikh dafa gagné dama ko automatiquement mu jël mu décroché kan la Seydou ma ne ko waaw ma ñu sol suñu daal dem ci naaj bu tàng jël oto ñëw fekk juste mu war a rencontrer Gakou mu ne ma ay yéen de samay rakk samay xarit mënu ma leen bañal dara ñu ne ko ñëwal nga jàppale ak kii nga jàppale Aliou pour mu jàll pourtant Cheikh Sarr suñu doom la suñu jarbaat la biir Médina Gounass la nekk dëkk Gounass. mais ni mu taxawee dafa des bi mu desee nag ñu xool ni kat kii Aliou am na loo xam ne séddale na ko suñu coordonnateur parce que amoon na benn période boo xam ne am na xam ne fu mu toll lu mu soxla da ko ciy fekk defoon na il faut ñu wax loolu quoi parce que loolu moo jiitu peut-être nag jafe-jafe day am waaw bu amee nag nañu ànd ak dal ànd ak xel parce que xel dafa baax ci doomu adama ñu bañ a topp suñu xol tout à fait. jiital suñu xel suñu jiitalee suñu xel rek sa biir wax am na ay points yi nga cité yoo xam ne mun na pousser chef yi président bu tranché parce que tey jii li am fii su amee comme ni mu amee yeneen gox yi chef yi ngeen jóg ngeen génn mais dinañ leen wax ñee de ñee la léegi il faut que ñu wax boobaa nag président bu waxee yàlla na ndam li féete seen boor amiin. waaye nag on est en politique absolument. waaw absolument. tout est possible. waaw tout est possible on est en politique tey jii mun nañ toog fii xas Aliou ba kii suba ñu ànd ak moom ñu waxante dëgg gis nañ ko le cas de Idriss Seck amul kenn ku taxawul fi saaga Idriss Seck tey jii actuellement mi ngi nii lëngoog président lu ñuy def ñoom ñoo koy defandoo ñun ñoo ngi toog fii kon donc on est en politique absolument. waaw na ngeen xool fu seen intérêt nekk ak intérêt ñi ngeen àndal ngeen défendre ko macha allah. man loolu laa leen di conseil merci. maa ngi gàttal wax ji jërëjëf. waaw merci merci non c'est très pertinent. très pertinent. waaw. gannaaw ba muy nuyu maa leen dalal jàmm li may wax it du li may dégg feneen du li may créé du mu fekkee lu ma dund lay doon tey ma am sañ-sañ taw ne la présenté Arma Salane nekk président commission d'organisation bu APR bu Médina Gounass nekk membre fondateur tey bu doon dañoo tuddoon APR fii Gounass man maa leen dox couleur xaar bi ñu ko bu weex la wala bu ñuul yaa ngi dégg donc ba mu njëkk yàlla nag tey dafa ma defoon naa dama ko bëggoon lu yàgg comité électoral bu Médina Gounass keroog bañ koy fal yéen a toog mu doon liste ñu ne diw lañ jiite diw moo sopp diw moo sopp diw moo sopp consensuel. ñu def ko sur papier mu dem directoire su mu yaay foofu li may wax tey mu dem machine bu introsé mu wax mu jox la Aliou Sall ba muy ñëw Guédiawaye tur bi ñu ko doon wooyee Air Mac. ah pas Air Mac Cheikh Sarr doon taxaw ne ñun bokkuñu maire importé moom lañ ko doon wooyee tout à fait tout à fait. boobu kenn ñemewul uti Aliou Sall ñëpp dañu taxaw ne Aliou Sall par grande surprise mu ngi toog kilifa da ngay ne kilifa sàmm sa kàddu kii
liste dekkal ngor bi kilifa da ngay nekk kilifa sàmm sa kàddu man bu ma la musul gis dinaa tey say mbir mais boo waxee rek ma xam yaay kat ñu toog bés Aliou woo Pape ne ko damaa toog ñëw gunaas fes leen keroog ba ñuy jëli Aliou maa ko jëli si bassin bi bii lañ toog Pape ne ko maa ngi lay xaar mu ne ko non yow kenn laa bëgg seen Pape ne ko non mënu ma doon man kenn ñu may liggéeyal dama bëgg boo la ñëw fekk ñi nga xamante ne au maximum moom bureau bi am ñu toog keroog man maa toog Pape boo man woo Dieynaba Konté en tant que responsable des femmes woo Kiné Fall en tant que responsable des femmes mu woo Siré en tant que responsable des jeunes mu woo Baydi en tant que responsable chargé des élections comme mënuñu woo ñëpp comme mënuñu woo ñëpp ñu toog si salle benn lañu toog Aliou wax man keroog ba Aliou waxee rek dama tiit man Aliou dafa wax rek ma tiit Aliou dafa sa planificateur de man ñëwuma fi pour ni sama man moom ma yebal si Pape waaw léegi tali karo donc Pape beneen tali karo xaw bi ma nekk ma sant xaw ma dem yow lañu ma nee naa ñëw boobu ngay duggee quoi tali karo bi nekk wax na ci si waxtaan si salle waxtaan bu neex jóg ne sama diggante yéen en tant que responsable amul intermédiaire sama numéro téléphone maa ngi koy jox main à main ñu yëkkati numéro téléphone jox ñu ñëpp mu ne aw ma du guddi du bëccëg fu mu soxla woom comme moom moo toog wax ñu seetaan yàlla daf ñu gunge ko ñu ñëwaat Pape sa mag la ñëpp ak day bay ma toog ma ne Pape ma wax ma ne Aliou mais bu dee moo ko Macky ñëw bokk ndeg bay si sama gis-gis sama xalaat Macky moo gën a dëggu Aliou mu ne ma ne ko Aliou politicien boo waxtaan la woon sama diggante frère ma wax ko ma ne ko Aliou politicien la ñu toog quelques jours ñu ne dañuy def meeting mooy meeting bi gën a wax lañu meeting bi bañ ko waxee Pape Pape moo teree dirigeance bi ñu ko defee kër Dieynaba Konté ñu ñëw ñu ne dañuy organiser bi le maire en personne tey moo ne moom kuy Aliou ñun Aliou jarul ñu déplacé wu keroog Dieynaba Konté ak le maire dañoo xeex ñu réglé ak problème ñu dellu toogaat meeting bi ab keroog ak Aliou fii la taxaw mais moom bu sañoon sax du ko programme fii la ko programme ndax mbooloo bi fi nekk man waxu góor laa leen wax de. man bu may àndal góor lay wax rek. parce que man soxla ma doon man yàlla moo ma gën a loo gis àdduna. macha allah. Aliou dafa ñëw fekk ñu liggéey bi Aliou tey boo ko laajee premier coordinateur départemental bu Guédiawaye xamu ko. déedéet. xamu ko bëri na ñuy yow si quartier bi tey boo leen laajee xamuñu ko dañ naan Djibi Ndiaye la. déedéet Djibi Ndiaye du responsable du responsable. Cheikhou Sarr. ah Cheikhou Sarr moo nekkoon premier coordinateur départemental bu Guédiawaye li may wax mooy bu mu saan jógee man si sama loxo lañ ko teg wala loxo bay ñun ñoo koy jël donc du ma wax damay wax li am ñu toog teg si quelques jours Aliou ak personne ñëwaat boo Pape ne ko dama bëgg benn tournée bu may def parc am ay famille yu séeréer mais balaa may dem dama bëgg jaar nga présenté ma bay keroog ñun ñoo dem man Pape ak benn copain am ñu dem saalu bay bi ñu toog waxtaan. Aliou waaw Aliou ne bay bi ñëw pour neexal dégg naa lépp li ñu wax sama dëgg Aliou moo ko wax ne si gémmiñam mu ne ko ñëw mu ne pour neexal mais dama ñëw en tant que responsable de bureau ñu fal la si bureau bi même boo ma contré dinaa la seet si mais c'est grâce à Pape dama bëgg nag parce que dafa am nu muy doxee Pape mooy kii topp ñu ñëpp dañu daw ñu génn ma ne Pape ma ko Aliou li mu wax gëmu ko ma ko Pape ma ko Aliou li mu wax gëmu ko ñu toog bu ko jël kàddu bi di trop parce que am na lu bëri mu bëgg wax mais oui on a compris on a compris. le jour bi Macky yéen délégation ñu def réunion bi sa koñ si boulangerie bi département gi yooyu yaakaar keroog man toog maa taxaw man Aliou yaa yàq Pape macha allah. waaw parce que muy toog ma wax dafa ne ko Aliou suñuy parti da nga fekk ñu organisé wu mais yaa ko yàq tey jii tey man bu ma doon dañuy am opposition bu contre Macky yow yaay numéro 1 parce que mënoo ñëw fekk base normale base buy liggéey di gagné nga ñëw indi histoire gis nga politique man ñaan yàlla dundee politique
man dama ñaan yàlla nekk si politique rek bu ma si fekk rek nga xam ne suñu wërsëg mais jël sama adduna politique non 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 tey dañuy ànd rek nga xam ne tey yow la yow la ñuy fexe pour nga am man loolu laay xeex jërëjëf parce que parti benn président lay am te pour ku nekk bëgg nag président mais Macky rek lañu tànn nag président donc ñun ñëpp dañuy ànd pour dooleel Macky yàlla dimbali ñu aussi ñun suñu objectif dañu ko opté parce que suñu objectif mën na ko gañal Macky gañal nañu Macky leneen lu ñu ci am rek bon kisi macha allah pour man li may wax aussi Bouga mën na ma nekk témoin yàlla defal ma am ñaari témoin si biir defar na ma géej waay Bouga mën nekk suma témoin keroog ba ñu dem mitin Louga mitin Louga les responsables ñëpp dañu leen duñu dem keroog ma jiite 5 carré macha allah Aliou tey xamul responsable base yi xamu ko déedéet bu si xam benn lay xam wala ñaar loolu du róor keroog ba ma toogee bureau boobu gi suñu personnel man Aliou maa wax yow tu n'es pas capable d'être un coordinateur départemental mu ne ma parce que dañu la fal bureau moo la fal ñu jox la këyit ngay def présentation di cité nii di bàyyi ñii wax naa ko keroog si salle bi ma ne ko moo toog bon man Aliou bett mu si benn côté li des nag kontaan naa trop si jotaay bi mais yéen am ngeen si responsable absolument responsable bi mooy dañ leen fal Aliou xeex bi du tey Aliou au départ bu mu bëggee bu mu commencé woon bopp lañu ko war a attaqué xam nga ñëw na fi tuubal si Pape fii si kër gi département bi ñëpp yëg nañu fii veewu élection parce que dañu ne ko bu Pape bàyyee liste bi daal mu ñëw fi keroog fii la toog keroog attaque bi ñu ko doon attaqué waa bi ñëw ñu baal ne bàyyi na waaye yaakaaroon nañ loolu dina yee Aliou ñun Aliou yoru suñu dund ñun Aliou yoru suñu dund keneen ku Aliou aussi yéen yoru suñu dafa neex rek ñu ànd si parti bi di liggéey di am ndam yaa ngi dégg ndam bi ne bu Aliou yaakaar moo koy may nit ñi wala noonu mu ngi trompé boppam mais dañu ànd rek dañu ko rafetal bu ñu ànd ak Aliou ku nekk li nga yelloo si parti bi nga am ko gis nga àdduna dara gënoon neex cër bu gën a rek am na lépp mais nag ku amul cër may cër Aliou dafa amul cër te man li may wax yàlla xam ne wala bu doon sama sago tey fekk Aliou am na chaise bu fa des ah. waaw. bon ku la ñëw noonu. salaamaaleykum. oh maa ngi déggalu. massa li des massa waaye xaaral mu toog waaye ku toogee noonu. voilà day demal fee Ndeye Koura dégg nga Abdou Sène ne mu ne ndax xaj na foofu suñuy responsable des femmes waaw keroog ba ñu koy fal ne ko yooyu responsable des femmes ba ñu ko falee pare fa la jógee ñëw fii la sama néeg la dugg di jooy yàlla xam na sama néeg la dugg ma ne ko la kese mu ne ma dama nar a am gaañ ma ne ko ban gaañ mu ne ma fan lañ ma responsable des femmes te xaw ma benn jigéen ma ne ko politique en matière politique ma ne ko même boo xamul yàlla boole la ñi xam dañu la boole ay jigéen amul femme bi ñu ko booleel fii amul femme bi ñu ko booleel ak lépp lu mu wax si géej ak lépp lu mu def si géej amul terrain boo xamante ne def nañu ko. macha allah macha allah macha allah merci. ba mu dee ba pare mu ñëwaat ne ma musuma sol mbubb si politique jigéen moom moo ko may si ak grâce à toi muy Ndeye Amy Ndiaye xam ngeen. sama jigéen xam naa ko baax. Ndeye Amy. daanaka mënu ma wax lépp. jaru ko mais c'est-à-dire on a tout compris. tey jii man bay di mënul wax si baat ndax xaw ma. tout à fait. parce que ñoo ko defandoo ñoo ànd seet ñoom Pape ñoo ànd defandoo lépp. macha mais dama bëgg lépp loo xam ne dañ koy def ni ko rafetal. allah. rafetal bi mooy ku nekk li ñuy def si. merci du conseil. dem naa mairie mooy fan yi Aliou Falo parce que boobu problème yi bëri na man ma ne naa dem toog Aliou waxtaan ak Aliou jéem a xoolaat nan lañ liggéey ak Bally ma ñëw la secrétaire Aliou keroog bu mu waxee dama tiit parce que dama war a mu ñëw da ngay ñaan audience ma ñëw bind sama tur bind sama mu ne ma est-ce que Aliou xam na la gis nga ba mu wax dama tiit maanaam avant muy nekk maire da xamoon na ma xaw ma ne bu mu nekkee maire parce que nit ku mel noonu boo ko toogee foofu xamul parti bi mu ngi rey parti bi affaire bi du xaalis affaire da ngay yëg nit ñi yëg la gis nga fii
man proposé nañu ma wax nañu man leen man bëgguma lekk man kenn fekk parce que am na ñu nekk sama ginnaaw de entre premier tour deuxième tour Pape mu ngi nii 4-4 la ñu envoyé président Sall la wax ne premier tour deuxième tour 4-4 la ñu envoyé avec une enveloppe de 6 millions waaye ji ba mu ñëwee si man la jaar na Pape la bëgg pour rien que Pape de déclaration bàyyi affaire Pape nag suñu góor may moom. merci. ñu toogaat 2 jours ñuy def financement bi boobu parti amul 5 francs Pape di financé lépp lu dem mu xëy le jour mu woo mu ne ah mu ne xam nga solution moo tëdd mu ne damay jaay sama kër def si parti maa ko boo jaay sa kër maa ngi ñu tàggoo mu ne ma daal loolu parce que ñii jaruñu ko ma ne ko ñii ma ne ko jaruñu ko man Pape moo ma tere xeex man Pape moo ma tere xeex parce que am li la wax ma la Gounass mais département Guédiawaye si boppam amul fu ñu woote APR te ñëw ma parce que je suis le président d'organisation absolument. man xam naa Pape ma exploitation mais bu ma bëggee dem xëy na dañu am mairie bi yàlla xam na mën naa xëy benn jour taal ma ñëw fekk naa rajo jaxase na dem sama yoon mën naa ko am naa capacité Woré Sarr moo ne ëpp capacité Woré Sarr buntu mairie laa ko doon toog du dugg mairie le jour bi Karim di ñëw garde ko Karim pistolet la teg sama dënn dama bëgg jiw dama rek bu ma demoon kan moom rek bay di moom rek moom moo woo téléphone 6 heures du matin ne ma xam foo nekk xam da ngay xëy xam la boo xëyee lambay ñaaw ma mu ne ma li fi nekk yow rek yaa ko war a mën rek man góor lay ànd ak jërëjëf jeune frère. keroog ba ñuy fal députation ñu ne département baa ngi toog di wax Pape toog lu ba kenn bay di la cité tur nag moo de nag moo ñoo ngi toog man maa ko nekk Pape mii waxuma ko xam nga ma wax laaj nañ ko bay di moo ma woo ñetti yoon lañ bay di moo ma woo ñu taxaw buntu mairie boobu nekkul nag buga mu nga mu ne ma àndal maa ko am mu ne ma tey laa gën a am confirmation Pape sama mag naa ko lëxal mu ne ma fi ñu toog di tànn pour débuter Pape sama tur la joxe te bu la am na xeex bu am Pape xeex ba ak ay nit am lu ñu yëpp Pape ne Pape xanaa Pape bëggoo dara nanga Pape ne non sama rakk ak nu mu mënta demee aussi yéene naa ko moom ak nu mu mënta demee yéene naa ko moom bon vraiment maa ngi jégalu si kàddu c'est pas grave c'est pas grave merci. merci. de maître waaw maa ngi lay remercier di la ñaanal yàlla yow it yàlla may la gudd fan ak wér waaw may la kattan boo diriger parce que métti na la pression métti na mais nañu il faut résister waaw di nuyu doyen Demba sa kàddu yu rafet na sama jaam bi grand bor bi sama waay la yàlla moo ñu boole depuis 2008 ba tey jii muy xeex ci parti bi amu ci dara lu nekk fépp fu ñu ragalee wax dëgg rek grand bor taxaw na fa wax fa dëgg lu nekk nag fu nekk dëkkale nañu ko fa mais il est toujours égal à lui-même maa ngi la ci félicité dina ñaan yàlla nga am wér parti bi bu neexee yàlla li nga ci war a am di nga ko ci am bu neexee yàlla kenn mënu la ko xañ barki alxuraan al karim ma la ko wax dina ñaanal yàlla yow nga fekkee lépp bu kenn sedd bu sedd dara sa ginnaaw doyen Seydou maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu suñu ñaari jigéen ñi sama jigéen Ndeye Fatou Ndiaye yàlla boole ñu mook Adja Ndeye Koura depuis 2008 ndeysaan bu ñu mosaan di campagne sax mu ñu dañ ne Ndeye Koura dina mosaan ñu ut ay mbir comme ñoom dañoo diis mënuñoo daw agré ñu mën a mbir ku ne naan ndox ndeysaan wallaay ndeysaan pour wàll na rek nit ñi dañoo sonn ci parti bi waaw li ngeen wax nag dafay dëgg maa ngi leen nuyu yéen ñëpp nag yéen ñëpp ñu bokk si jotaay bi waaw di rafetlu seen teewaay li ngeen wax day dëgg ndax ñun ñoo bokk dañoo ànd ak yeneen nit ñu sos parti bi tey jii di ci xeex ba bu ñuy tàmbali comme ni nga ko waxee dañu doon jàpp ne ñun ñi ay dof lañu quoi ay ñetti nit bu ñu rombee dañuy reetaan ba yàlla def lii am tey jii waaye lu sotti am borom loolu il faut ñu nangu ko ñu organiser wu au niveau départemental ba pare def ay erreur yooyu tey moo ñu rattrapé te erreur yooyu dañ ko def de bonne foi xam nga bu doon ay erreur combine la bu doon tey Maguette Fall day combine ak Aliou Sall pour rey Abdou Sène wala rey Askama ñu mun a wax mais ku ci nekk position bi nga jëloon da nga ko jëloon de bonne foi da nga jàpp ne position bi mooy position bu gën yàlla nag moo def li ko neex ñi ngi ko seqaloon def ñëw def yu fu wor parce que comme ni ko doyen Abadou ne nettalee ñun Macky Sall nañ gëmoon nous sommes le seul département du Sénégal boo xam ni instance su parti bi ñun la ñu jox ñun prérogative sañ-sañ pour ñu monter suñuy comité électoraux en 2009 ñun
en 2009. 2009. En 2009, le seul département parmi les 45 départements du Sénégal, ñun lañ ko joxoon sañ-sañ Guédiawaye kese ba tey jii Guédiawaye rek moo organisé au niveau national. li ñu am nii chaque commune nga fekk fa coordonnateur chargé de gestion responsable des jeunes responsable des femmes responsable enseignant nangam yooyu Guédiawaye rek la am kon ñun yaafu suñu woon dañ doon toog di waxtaan di organisé wu waaye nag ay ñàkk déggoo xew na suñu biir ba brèche am waaju gàtt bu ñuul ji ñëw pëtaxu ci waaw te bu ñu ko jox tamit wax dëgg yàlla dañoo amoon ci moom yaakaar te yaakaar moo nekkoon ne nit duñ ne la diw mooy rakku président de la république ñëw pour jàppale parti bi ci sa département nga koy dàq loolu xel nangu ko sax ñun ñëpp loolu moo ñu poussé na ñu ne bu ñu ko jàppalee moom dara ñu jàppale waaw ku ci nekk na xar sa tànk tubéy waaw ba yàlla def moom mu toog fii waaw bi mu toogee nag ñun nekk ci kanam di yuuxu kontaan moom mu nekk ci ginnaaw yore xiiram topp ñu waaw moom mu yore xiiram topp ñu ku mu ci jot rek bàcc la xiir bi waaw soit nga génn parti bi wala nga daw voilà loolu nag ñu koy dund ba mujj gi ñu xam ne lii jot na bi nga parti bi ñun ñoo ko moom dañ ci am titre foncier comme ni ko grand Seye waxee tey titre foncier APR tey bu ñu ko doon séddale ku nekk da nga ci am sa 0,5%. kon ñun ñoo moom parti bi nag ñun duñ dem bàyyi parti bi ñun ñu organisé woon tey ba parti bi taxaw bu ñu naan bu taxaw organisé wu ba Macky Sall gëm ñu ne man sama meeting d'ouverture du ma ko defee fenn furul département de Guédiawaye ñun ñu organisé woon ba Macky Sall bi muy def meeting de fermeture am mu defee rek gàmmu mu ne du ma ko defee fenn furul département de Guédiawaye wala lu jege département de Guédiawaye mu defee ko Pikine ñu engagé wu ko organisé ko ñun ñu organisé woon ba jël ay député jox ko Macky Sall ñun ñu organisé woon ba Aliou Sall mi nga xam ne dañu ko taxal fu nekk mu ñëw fi ñu yaatal ko ubbil ko taaj ko mu nekkee fii conseil municipal Aliou Sall Sénégal Guédiawaye la mës a nekkee conseil municipal dans sa vie musul nekk Fatick conseil municipal mënu ko nekkee feneen Fatick fii la njëkk a nekkee conseil municipal fii la njëkk a nekkee maire de ville fii la njëkk a nekkee président AMS fii la nekkee président union des élus locaux fii la nekkee directeur général fii la ko déggee fii la déggee PCA fii département de Guédiawaye fii la déggee daal yi département de Guédiawaye ay gor nag ñoo summi li ñu yoroon jox ko waaw soxla ko nag léegi nag moom nag mu jël buum mi léegi nag pour xiiram topp ñu léegi xiir googu noonu dañuy nangu tey jii loolu duñ ko lakk dañuy nangu xiir gi topp ko voilà foofu la ñu nekk nii moo tax tey jii ñuy wër dans chaque commune ñu dem fa pour waxtaan ak responsable yi fa nekk ñi nga xam dañoo bëgg parti bi xamal leen ne coow li am ci parti bi du coowal la plupart dëgg parce que xam nga la nature a horreur du vide xam nga foo demul wax sa noonu mën na faa jaar wax nit mere la te dalay li mu lay mere du ko teg fenn parce que ñàkk xam la te ñàkk xam bi lu ko waral mooy information amul man grand pape def nañu plus de 10 ans depuis 2008 ba léegi ñaata at la ça fait 13 ans li ma xam ci moom tey jii depuis 13 ans xaw ma ko ci moom mais lu ko waral c'est parce que y avait pas une communication man na sama coordonnateur yàgg nañoo reyante lu ko waral manque de communication. sauf que yow tu vas intervenir tout à l'heure parce que waroon nañ la jox kàddu évidemment dinañ comprendre jigéen ñi nga xam ne day suwaatunu nekk ba timis passé moom il faut nga nekk màggatum politicien rek pour xaw koo ñeme ah ñoom day courage day fàttoo ah ñi yàgg a sonn ci Macky mais mu mel ni ñett ñi jël à commencer par doyen Badou Seydou Diallo ak le jeune notre jeune frère Sall Abou On Adama doy na ñu rappeler ñu vraiment taxawaayu camp bii ci APR parce que comme ni ko Badou waxee lu ci bari xamoon nañ ko mais nag jàngal ngeen ñu aussi lu bees di leen massawu rek di leen encourager donc ñi ci des peut-être à l'exception de c'est monsieur Seck ah monsieur Sow Demba Sow ah Demba on va te laisser la liberté li nga ko xalaate woon nga waxee ko ni mais bu nu weesoo ñi ci ëpp solo sax déjà dem nañu ñu xam ne peut-être fi mu ne li ñu gën a séntu ci yéen ay propositions vraiment ci fi nu jëm nag wër nañ commune yëpp bee ci desoon def nañ ko tey bu ñu jógee fii dafa am yeneen état yu ñu war a teg pour
propositions yi la ñuy séntu ngeen doon lañu ci xel parce que suñu yëf la nekk ci kanam rek taxul ngay décider ci place yu ñëpp dañuy déglu xalaatu ñëpp boobu duñu décider ñëpp xam ne nii ñoo ko décidoon ñu àndandoo ko def donc je crois que rapidement monsieur Sow vous pouvez prendre la parole. keroog bi ma Pape woowee di ma yëgal affaire bi nee naa ko ndax dangaa bëgg a kër gi fees yow ak wóoj rek doy na ma ni ko man de xamee nga ma yoruma militant na kër gi fees rek bu ñu ñëwee nañu fekk kër gi fees rek déedéet dekkal ngor bi ñuy lal basangu guro ci kantin uudi yi du tey kon xam nga mag bi ko bëgg te yàlla rek tax dara fekk mu ci nag Pape nag góor pure bi ku ci am soxla ci Pape ngay ñëw te kenn joxul Pape moom te lu mu mën lu mu am dina ko ci def man sama jàppee parti bi ba léegi grâce à Pape muy jël Macky golf di indi fii ñëpp ne woon nañu Macky Sall di dugg Gunaas moo taxaw ci oto bii def nii loxo ba kër ñeena ba compte heure bi dafa fekk ñu taxaw grâce à Pape Sall ñëpp taxaw kenn bougéwul ngir Pape Sall recevoir nañu fi Alioune Sall recevoir nañu fi Lahab Diop ma leen wax Lahab mu ngi toog fii ci mbaar mi bu jàpp gor ko bay gor parce que bu ko neexoon te ay millions lay gérer te kenn mënu ci dara parce que ñu ko soxla dañoo bëri te xam nañu góor bu dëggu la bu doon intérêt rek bay na parti bi ndaxte am na ñu ko proposé ay intérêt yu dul parti bi lu ëpp parti bi lu mu koy jox mu ni ngor moom fi baax te ngor rek moom fi baax nee rek moom fi baax te Pape fu mu dem topp man si Pape dem ma topp ko mag ay samay nit ñun ñi sonnoon ci parti bi ñoo gën a tey sonn ci parti bi mais nag jaral nañu ngir Pape Pape fu mu teg sa tànkam ñu teg sa tànk so noonu démb nag bu nekkee sa xarit tey lu ko bëggoon amu ko ñi dar léegi parti bi yëpp ñoo doon xeex APR ay gàngoor ware saar tey ñoo nanka parti bii di parce que amuñu woon li ñu bëgg bu ñu amoon li ñu bëgg duñ fi bu ñu mënoon dara ware saar gagné sant leen Pape nag ku ko xeeb ñu xeeb ku xeex Pape ñu xeex la te wóor na ma Pape ku mu xeex ci Gunaas mu gagné parce que dëggoo may na ko ngoram may na ko wallahi azim bu bëggoon tey kër gi fees mu fees te kenn du wax ni kaay leen na kër gi fees nañu fekk kër gi fees rek déedéet ay militant ñu yor ñu dëgg ñu bëgg Macky lu ñu yor waaye Alioune Sall nag lu bëri ci parti bi moo ko yàq damay dëgg suñu Gunaas ji nag dootu ko yàq suñu teraanga fii la ne fii lu ñu màggee fii lu ñu am ci Gunaas moo ñu ko may te maa ngi ci wetu Cumbo boo ubbee sama palanteer bureau ci bureau Cumbo ngay jàkkaarloo réunion bu amee Cumbo daf may ni joxal ñaan li ma koy bu génnee dama koy xëcc ba ci kanam moo wax ko lu yàqu sa jarbaat moo ko yàq boobu noonu gis Ablaye Cumbo nga wax ko li mu wax la soo wax na ma aw ma ku may ragal ci kaw suuf borom mbaar mi rek Pape nag am naa ci mu cër boo xam ne dootuma ko bat dama koy ñaan yàlla na yàlla may ku mel ni Pape ak a gore ak a baax ak a bugg a parti bi jël alalam def ci parti bi bu amee mooy def ci bu amul def ci man ci Pape rek laa ko gis Pape du nit ñu ngi ci ginnaawam nag tey ba ëllëg fu mu jëm fu mu joxan ñu joxan fu mu dem ñu dem xam leen nag Pape fu mu nee fa la ñu nee de te ku ñu xeex ci Gunaas ni daal la billahi wallahi tallahi ku ñu xeex ci Gunaas ni daal waaw jërëjëf ah merci Sow c'est le cœur qui a parlé ndey ana Mame Fatou tu as la parole jógal taxaw jógal waaye tamit ah tiens Mame Fatou jógal salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di wax nga ni dal leen ak jàmm di leen ziar di leen ziar bu baax ñu
nuyu sama papa nuyu sama nijaay nuyu sama grand frère di leen jégalu nag ci kàddu yi rek. nuyu sama nekk. nuyu ba sama yaay Raba Sall. man mooy magu koñ bi yàqu bi dara moo fi dara suñu yaay ñun ñëpp. li grand bi wax rek wax na ba pare rek ndax fi ne li grand wax ki mu cee teggi dara man sama papa daan politique bu la ñan ku ne xam ne ko ci kàddu yi daan politique ci moom laa ko ne politique soo gisee ma dem ba annière na bàyyi politique tonton papa moo tax daan def fu mu woote mu wuyu fu waaye woote ma dem naa bu ñu wooyee du ma wuyu ku ñëw côté ñëw ne ma fa da nga am mbooloo ñëw dama naan déw am ndax déw ma damay sóoraale ñi ma jiite ndax dangay boot ay nit ay doomu aadama tax ñu ne diw dem na fa dikk na indi na nangam te fekk na boobu yow sa doole nga ciy demee sa ngor nga ciy demee dem te yàlla tax ku dem pour sa kàcce baax te tonton Pape lépp lu ñu mën yàlla moom ñu moo tax léppul bàyyi kenn naanu bàyyi kenn moom su ma ñemee politique à cause de moom mi moo tax moom mii moo tax tey su ma nee ba am benn baat ci délégué quartier yi ñu dugal ma ci délégué quartier yi moom mii moo tax su ma nee ba nekk ci maire am na ñu fa teg moom mii moo tax kon boobu tamit maa mu ci judd ci gunaas kon xëy na am na nu may doxal may ñaan yàlla rek fi mu teg tànkam bu ko dara tax mu gindi fi nekk si tànk bu la ko dara tax nga gindi la nga li kii wax rek bu la neexoon tey ay millions ay immeuble ngay tabax waaye yow bu koy daraay dara li nga bëgg mooy sa ngor ak sa dignité boo rombee fii rek ñu xam ne kii tey ji war naa tax ne moom moom immeuble bee waaye soxla woo daal nga ne balaa maa lekk ñu ma dëkk ak lekk balaa maa naan ña ma lekk nga ko dëkk naa bokk naa si ñu ci kàddu Pape da lay leer ne jëlee woo ko ci nguur sa doole nga koy jëlee man nag maa ngi sa ginnaaw mbooloo mi ma yor ñi sa ginnaaw man loolu ma leer na ba ñaax ba bee paase mañ ko sama ko dama ñu ne la tonton Pape naa nga mi million laa nga noo def am ko man la damay xale bi ma doon nag mu naa ko damay ñaan yàlla yàlla la fal ma ca xëy na dañuy def ay dërëm ci dërëm di toog ak dëmb aw ma bañ na ba aw ma këyit bi nga xam ne moo ma defal procès bi aw ma këyit bi de te ku ñëwee dama yaakaar dama am këyit waaye aw ma këyit waaye millions yooyu may daj toj chaque année yàlla dama ci la fa ca ba koy bokk suñu moromu jigéen ay liggéeykat kese la 4 heures du matin la ñuy jóg gisuñu nag kenn ku mës a ñëw yëkkati dërëm jox ñu ne maa leen ko jox seen sa mbootaay bi nga musul am te millions yooyu may wàññi chaque année ñun ñoo koy liggéey ñun jigéen ñi naas ku ñu ci dimbale nag lañ bëgg ku ñu ci jàppale lañ bëgg ndax ñu amuñu dara suñu jëkkër ñi daw waaye ñi day daw jàppale suñuy jëkkër daw jàppale nag yéen ñu ngi seen ginnaaw yéen suñu papa yéen seen ginnaaw suñu yaay la ma waxoon tam da papa jëkkër su ñëwee toog wax rek bu ëllëgee nañ na la ñu waxoon mi ngi nii man ci loolu laay xale laa nag waaye loolu laa bëgg moo ñàkk ba ñor anu ko ma aaj salaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum salaam. nuyu naa leen sant naa leen gërëm leen di leen ñaanal yàlla ngeen dal ak jàmm di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii seet si Pape Sall moom Kumba Agne fi ne maa ngi mel pour dugg ci biir àjjana damaa bëgg Macky Sall ba fi ne nii mënatuñu sax wax ndax ay nit a fi toog Pape Sall nii il faut que ma jóg taxaw wax dama sëy si ci kër gi Pape boo ma ñaan si woon boo wax ba tey damay wax rek mu jeex bi ma ñaansee ba tey bu suma jooyloo jabaram di mooy sama doomu ndey di sama xarit sëy bi ñun ñëpp xam nañ li may wax ay fen ba ñaax ba man parti Pape Sall ma sa nekk ci àdduna man Kumba Agne ci laa nekk pour man ñu bëri sax dañuy defoon mooy sama doomu kër su ma jógee ci politique boobu Pape ngénte Pape ceeb Pape dëkk mën nga yónni saako ceeb 20 litres bi ngeen xaalis ku xewle ci koñ bi nag ba mu daj man maa ci xam dara wallaahi ak guddi yàlla saako ceeb 20 litres doom la day dugg ci këroo kër lu mu am ci parti bi daf may woo Kumba Agne génnee nit ñi kër gi day fees ba ci mbedd ñi day joxe li ko président jox ba mu dindi xaalisam jabaram a ngi nii sama loxo bi lay tege ma ñu séddalewaat ba mu jeex yee nañu 6 heures du matin teg fi juróomi kaar mu fees yee nañu 7 heures ñu teg fi juróomi kaar mu fees yee nañu 1 heure ci ngoon ñëpp bàyyi seeni añ ndax Pape Sall ñu dem fuñ ma programme bu mës a am billahi wallaahi bu fi indee fukki kaar day fees parce que moom moo ko liggéey ci quartier bi moo ko liggéey ci gox bi lekkul bàyyi kenn du jëw du sos du tooñ loolu ko wax si politique bi mu ngi lay suuf dagg say tànk dala naa bàyyi jàmbur sama baat ni poto lamp am na sax mi daa ñëw billahi wax bu jotee dañuy wax
boo ko waxee waxu bay di mooy ne bàyyi leen jàmbur li mu am wërsëgam la bàyyi leen jàmbur man li ma yàlla xañ yàlla moo ko xañ yàlla ma yàlla may lu gën lii politique la politique dafa sant te parce que bay di ay mbokk lañ bu leen ma indil waxu bay di parsal billahi wallahi wa taala loo mar ren yal nañ ko mën dëgër yow xoolal dangay jeng waaye doo daanu bu billahi wallahi wa taala ama poste député ama poste maire waaye am nga poste dignité am nga poste diine am nga poste l'islam am nga poste teey am nga poste maandu am nga poste dal dangaa yor sa poste sa papa dundul sa yaay dundul nga uuf say rak kër gi kër gu lay la mais amul ku naan Pape Sall jooyloo na ma amul ku naan Pape Sall toog na néegam di ma jëw amul jéeg bu fii say Pape Sall tas na sama sëy xanaa kay dangay bëgg soxna Pape Sall xar tànk tubéem dindi alalam ak dooleem ñëw taxaw ci defar ba mu baax ñun ñi tey képp ku fi toog tey di ndamu di jaay dënn di musoo di wengal sa musoo di génn di tabaka dal santal yàlla sant sa ñaari waajur sant Pape Sall Pape Sall mooy suñu jëkkër mooy suñu borom mooy suñu xarit te li mu seet ak waa kër bi loolu la seet ak gox bi yëpp man bàjjenu gox laa PV laa relais laa li ma boole dafa bari waaye man xoolal namuma dara li ñuy fay seeni salaire parce que bu bëgg dem bi sax bi nekk si terrain bi doo ko katal damay ñëw tàggat ne ko maa ngi dem mais xooluma dara gisuma dara man Pape rek laa gis man pour man Pape rek a nekk ci àdduna bi ah billaahi wallaahi wa taala pour man Pape Sall rek a nekk ci àdduna namuñu dara nag ndax Pape Sall yaa ngi ci daj yaa ngi ci ngénte yaa ngi ci tëj yaa ngi ci feebar yaa ngi ci ku nekk hôpital sama rakk deena yàggul dara sa alal duma wax parce que yow bëggoo defal nit ki wax danga ma ciy xas bis bi nga kumba añ bàyyi ma defal nit nga koy wax mën na la ne gis nga nag yow li yow suul boo defee dañuy wax Pape Sall foo teg nga def lu baax te kenn du ko wax foo ko teg dañuy wax nag fi mu ne wax dafa jot dañuy wax te bu loolu passé damaa bëgg ngeen woon président Macky Sall ndax dama koo bëgg ci sama xol 2009 ba tey maa ngi Macky Sall waaye damaa kontaan ndax sama jëkkër jee dem na Màkka jox na ko oto namuñu dara nag dëgguma ko bët gisuma ko waaye damaa kontaan ndax ñu téye Pape Sall bu amul poste député amul poste maire mi ngi déggoo moom sant naa yàlla nag kontaan naa lii rek laa na moom bañ am na fi ba ñu ne Pape Sall mu ne naam bañ ma meer woo na ma ceeb bi du yóbbu ko dama koo woo ma boole maa ngi ñëpp jël ceeb ba ca magasin bi ñëw wàcc ko ay dëgg yu bëri merci merci alors léegi bala ñoo jox waaw jarbaat aleykum salaam baax a baax ñu naa ne ñëpp parce que tey jotaay bi tey dafa rafet ba pare dafa neex parce que kontaan nañ ci lii parce que lii dañ koy bëgg ñu tamit dañoo nekk si dinaa si xeex suba ngoon ànd ak suñu responsable Pape Sall man moom sama nijaay la parce que mooy sama xaritu nijaay la ñoo doon ànd mais moom li ma seqal moom sax seqal ma ko sama nijaay moom li may defal sama nijaay du ma ko defal parce que li may waxtaan ak moom aussi du ma ko waxtaan ak ñi kaa baax waaw parce que damay ñoom mu mel ni maa ngi moom ay morom lañu ñu waxtaan fu mu toll fu ma toll mooy woo dara lu xew fii te woowu dara bu ñu fi séddale dara te bu mu ñëwul jot sax fii te pourtant ñun fii lañ dëkk ak benn ay responsable lu ne def ñëw mais suñu kër suñu kër sax kilo suñu ko sax duñ ko gis suñu ko gisee rek grâce à Pape Sall moom mooy woo kaay jël si à part loolu dinañ ko gis waaw sant nañ leen gërëm parce que lii ñun dañ ko bëgg ba pare nag bëgguñu mu yem tey parce que lii suñu gëñee rek day mel ni nit ñi affaire bi bi day gën a ay amaat écart te loolu la ñuy bañ dañoo bëgg di gis suñuy responsable ñuy xamante ak ñoom ñuy jokkoo ñoom waxtaan bi di continuer waaw parce que su ngeen bëggee yéen li ngeen di def combat bi ngeen gaño ko il faut ngeen déglu ñu tamit ñu nekk seen ginnaaw ñu leen di absolument jarbaat parce que fi ngeen jëm dafa xaw a métti parce que yoon bu métti la parce que nit ki soo nekkee ci parti di xeex am na ñoo xam ne dañuy yàq te yàqkat yooyu il faut ngeen xam leen situé leen mettre leen en côté parce que nit ki soo ànd ak koo xam ne du wóor yàgg-yàgg da ngay dem mu wóor kon nag da ngay ànd ak koo xam ne ku mel ni Pape Sall ñu xam ne nii góor la parce que suñu nit ñëpp ku wax benn wax Pape Sall góor lañ ko toppee góor lañu wóor ko ngor ñu ànd ak moom parce que ñun amul dërëm mais ñun moom lañ jaakaar ñun lañ bëgg fu ñu wax daf leen nii war di leen kenn fu ñuy jëm la fa ñuy jëm ñuy sant yàlla nag bu baax ci lii ñu ngi leen di ñaanal ci li ngeen jëm yaa ni ngeen ci yàlla jox ndam jërëjëf bon bala ñoo jox ñaari coordinateur je crois que fait on a l'essentiel Ndeye Fatou yaa ngi Ndeye Koura ku nekk di ngeen ci jël 2 minutes la parole wax nga dégg yow yaa war a wax
yaa ngi ji parce que dafa dal qui est au cœur de l'événement. Atia, vas-y. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu mbooloo mi fekk yëpp maa ngi leen di màggal di leen sargal di rafetlu kàddu yi ma fi fekk waaye tamit di rafetlu Pape macha allah sa seede gi la sa waa koy seede loolu rek la politique moom mënuloo am weccet am ndombal tànk am nit ñi donc loo yàlla mayee ñu nit des dañ koy dawal di ko toog mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu yu rafet la li nga xam ne moo yëkkati département bi nag nga xam ne dañuy dugg commune par commune mooy feebar bu nekk ci biir parti bi kenn war ko mën a faj si ñun te tamit ragal naa ni yaakaar naa ne jéego yi ñu taxaw ni dina faj bopp di nekk ci suñu biir parti incha allah rabbi ci kàttu yàlla ndax jàmbaar yi ko sosoon rek ñoom ñoo fi nekk ndax man dama naan damay kontaan rek dañ naan APR man maay jigéen ji di ko taxaw njaaram li maam laay le vice président Macky Sall man mi kese la may sant yàlla nag ndax dama ne vice président Macky Sall la yàlla ne dëgg la loolu doy na sant yàlla waaye tamit bu ndombal tànk yi ñëw lu gën a neex waaye tamit du ñu noppi du ñu toog tamit li nga xamante ne nag moo nekk suñu parti bi nga xam ne di koy yàq fii ci Géejawaay ñun rek ñoo ko fi mën a jël ndax ñun ñoo ko fi xajaloon ñun ñoo teeru woon président Macky Sall 2009 ànd ak suñu coordinateur Abdou Sène ànd ak chargé des élections Maguette Fall cotisé ànd ak Koura Ndiaye sama bàjjan jënd ay fulaar li war ci teeru bi yëpp ñu def ko ba président nañu merci merci nag ak a sedd waaye fajul benn soxla fajul dara li ñu bëgg incha allah rabbi ci kattanu yàlla rafet naa njot na dinañ ko am ndax xel yaa ngi fi amaan doole bi moo fi nekk sama mbokk jigéen ñi nag dama leen di ñaax nga gis nga politicien dañoo tàmm événement bu ñëwee rek ñu seet si borom kees yi chaque jour ñu seet si ñun nii chaque jour ñu seet si waaye gis nga fulla ak fayda ak ngor bi nekk ci coordinateur bii wallaay xam naa ne bam ci jigéen ñi ñaar fukk yi ñuy dajale 200 solidarité yi ñuy dajale di ko def ay millions kooku du moromu financement du moromu financement man dama ciy dund yor ay kees de passage dégg naa fi tam kees c'est très dangereux sama doomu ndey kees kenn tojatu ko dañ koy dajal di ko def ay millions di ko liggéeyee da ci soqaliku di ci jàppale si borom kër di jàppale njaboot bi waaye tamit di jëmale suñu bopp kanam kees loolu lañ koy layoo lañ ko tojat ci kenn tojatu ndax xaalis boo def ci nit ren ba déwén wëlbati ko bu ko liggéeyee am ci dara donc saa yoo ko tojee lekk ko rek pare nga ci ñàkk nga ko da ngay sosaat jëmoo kanam benn yoon yaa ngi liggéey di lekk mais alors an sa retraite kon kees na leen koy jël di ko delloo ci biir njaboot bi di ko financé waat di ci liggéey di ci am dara di taxawal dara pour ëllëg suñu retraite ne lii ñu ñoo ko liggéey président Macky Sall duñ ko gedd duñ ko bàyyi dañuy ànd ak moom di liggéey ak moom di ko fal di ko yëkkati ba ca kaw waaye tamit di xaar nag suñu retour te bii yoon duñu liggéey di xaar suñu retour dañuy jiital suñu retour dem jëli lañu moom andi ko téye ko doo ko ànd ak moom liggéey ñoo ko sos ñoo ko moom mënuñu koo bàyyi loo moomul ngay bàyyi waaye ñun dañ ko moom liggéey ko def nga ni 2008 ku nekk ci parti ba suñu joor yàlla tey man dañ jaay su ma yokkoo sama doolee boppam ma yokk mooy le président Macky Sall sama coordinateur xam ne dara salle des élections xam ne ci dara waaye tamit nag sant nañu yàlla bu baax na dañoo ànd ak ay gor dañoo ànd ak Maguette Fall ànd ak Abdou Sène tubaarkàlla macha allah ñu liggéey bu rafet ñoom tamit téye njaaram li maamu laay téye bu rafet tubaarkàlla xam na nag ànd démb rek moom mooy dëgg ñu koy dëggal ba suñu joor yàlla tey suñu wàccuwaay incha allah rabbi président dañ ko jox ndax kat gis nga politique bu njëkk ba balu teg si loon da ngay sànni xaar mu dal si mais léegi politique dafa nekk bal boo xam ne teg si boo ko sànni day dugg ci kàmb déedéet dañ koy raax dañoo am lu xam naan dinañ ci jot waaye tamit maa ngi leen di ñaaxaat sama mbokku jigéen ñi bu leen wuy benn politicien maa ngi ñaaxaat sama mbokku jigéen ñi mbooloo mooy doole yëkkatee ndoo dóorandoo sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp def naa ñëpp seen wàccuwaay merci macha allah Ndeye léegi ko 2 minutes mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen baal ak di leen baal ak ndax
damaa am fu ma demoon dëkk bi dafa xat moo tax ma xaw a guddee maa ngi koy jégg wax dëgg li ma fi jiitu ci kàddu yi jàll xamuma ko wante ni li ma fi jot a fekke rek doy na sëkk ni ko defaatu waxee kenn du am sa alal di ko gedd metti na nag neexul nga jëmbat garab ñun ñoo jëmbat garab gi ñoo roose garab gi ñoo defar garab gi ñoo ko def fumier ñoo def lépp ba garab gi taxaw am kenn affaire nag garabu ron la ñi ci sonnoon jëriñoo wuñ ko ñu di dikk tey koy jëriñoo moo tax muy parti bu métti ah kenn mënu ci lenn ku dul ñun de ndax nag ñoo ko teg suñu bopp lu nu dal rek ñun tax ndax lanu yaakaaroon ak lim nu fay dafa bokkul booloo bennoo boole suñu ay xel comme ni ñuy def boole suñu ay xalaat sottente xalaat xool nan lañ ko mën a faje te du indi benn ñagas-ñagas du indi benn réeroo du indi benn ñaawoo ndax yenu kat xëddeen dañuy yëgoo suñuy def nii lépp leen bëgg a faj dinañu ko faj dans le calme et la sérénité dinañ am li ñu bëgg parce que nag daal dafa am solo ñun nag daal li ñaan xoddee ko ba lakkaleegu ñu dañoo lakkale door a xoddee ko ñu toog ba lakkale door a xoddee ko waaye nag mieux vaut tard que jamais lii ñu def li ñu jot a dafa gis néew yaakaar naa ne am na lu muy saafara de te déggaan naa ngeen waxaat ne Maguette Fall sax bu ma laajee am na loo ma jot a wax loo xam ne neex na ma ndax fii kat ñun les anciens ñoo fi nekk nag nit démb yaa ngi nii parti bi ñoo ko sos ñoo ci sonn ba lépp taxaw tey ba mel ni mu mel ñu fegg ñu neexul garab nga si dëmbat ba mu sëq am ker am meññeent ñu ne doo lekk ci doom yi doo toog ci ker gi bu nga feebar ñu la xas mi doo ko laal ah seet leen ndax metti ñun nag mooy suñu diggante ak affaire metti na waaye duñu ko gedd duñu ko bàyyi nag suñu alal la suñu alal duñu ko gedd duñu ko bàyyi dañ ciy nekk nag rek lu nekk rek jox ko àqam di ca def lañ ci war def ba wàññi am la ñu bëgg yaakaar na nii ñu déparé nag nii ngeen jël enseigne yi yéen enseigne yi ngeen taxaw tem ak ñi ñu yokkuwante ñun ñëpp ñu ànd def benn bloc lépp lu ñu bëgg xeex ci commune yëpp dans tout le département mën nañ koo xeex lépp lu ñu fi yóotu mën nañ cee jot suñu booloo rek te déggoo te bañ a am wax ci biir wax ci biti jël position bi boo génnee jël beneen position mbooloo mu yàqu looloo ko yàq bu ñu dajee en assemblée lu ñu war a wax nan ko wax fii nan ko fas fii nan ko ba mu dëgër ñu génn dem ndax ku ñu xam fa nga jëm duñ xam doo yegg ku ñu xam fa nga jëm doo yegg lii nag bu dakkul suñu jàngoro na faj loolu rek laa amoon ci li ma ci wax. donc léegi ñu jox coordinateur. Abdou ñaanal. waaw mooy sama chef. vas-y Maguette. sama chef kay du wax mu yàq. maa wax mu pare kay mu wax. waaw kon asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yëpp si seen tur ak si seen sant di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo sama grand frère sama coordonnateur fii ci Gounass. parce que man tamit fii laa dëkk am naa fi kër ah. voilà sa goro la fii ci Gounass muy sama grand frère Pape Sall parce que sama aaw fii laa ko takkee Gounass fii waaw Pa Ali Kobar moom moo may aaw mooy ñu koy wax monsieur le maire voilà mais ñoom maire awaloo ñoom samay goro lañu voilà awaloo voilà mu ngoog te yaakaar naa tamit xam nga fekk xam naa ne fii ñëpp ñoo maas yi fii lañu duggee noo néegu góor Gounass si ñu ko kon fii suñu fief la kon grand pape maa ngi lay nuyu di la sant di am mbégte ndax wax dëgg yàlla benn waykat day faral di wax ne balaa nga xam sa waay nga àgg ba këram ñun daan nañ daje ñëw nañ fi réunion ñun ñi kese mais li ñu xam tey jii si yow man mii de personnellement li ma xam ni si yow wax dëgg yàlla bu ko xam ci yow très franchement nag waaw très franchement ndax seede yu rafet ñoo fi jib nit ñi waxee xol wax li nga xam ne moom la ñu gëm man moom laa gis fi tey kon nag xamal ne loolu ngay def noonu niilul te doo ko rëccu insha allah yàlla dana la ko fay ba ci ndar kam waaw ndax ci juste yàlla moom yàlla il est juste
waaw mbiram nag moom gaaw waaw saa yu app bu kese rek dana ko def incha allah kon nag dama lay ñaanal nga am gudd fan ak wér ba bu la ko yàlla joxee nga muurloo ko yaa sa njaboot ak ñëpp ñu fi teew di nuyu nag honorable député Bougazelli suñu xarit suñu frère di ko félicité moom it di ko kañ ci njàmbaram ci fullaam ci faydaam ci engagement ci parti bi ci bëgg président Macky Sall ci bëgg parti bi parce que tey jii ñun bi ñuy tàmbalee lii ñuy taxaw dox ni pour téewaat suñu parti bokk ci woon bi ñuy tàmbalee waaye bi mu ñëwee mbir mi ñëpp xam nañ dayoo bu mu am léegi am na doole loolu macha allah ndax démb rek indi la ci démb yaakaar naa toj nañ département de Guédiawaye toj nañ Sénégal te yaakaar naa ne bu subaa lay gën a leer waaw maa la wax loolu moom bu yóbboo képp ku ci amul lu la naqadi rek commencé naan sa ndox te xam ne sa xol dana sedd incha allah loolu dina saafara man bu neexee yàlla di nuyu sama coordonnateur Abdou Sène parce que am na ci solo dafay yoon ngeen xam dayoo ànd bi parce que dama njëkk lim coordonnateur Pape Sall lim honorable député et coordonnateur de Golfe Sud muy honorable Bougazelli ak sama coordonnateur Abdou Sène muy ñetti coordonnateur le coordonnateur Sada Sall bu waxee naa misaal muy macha allah ñeenti coordonnateur Guédiawaye 5 communes la tey jii ñeenti coordonnateur ru ñeenti communes yi ñi ngi ànd ak ñun ñuy xeex pour téewaat suñu parti loolu dafa am solo parce que ñoom ñooy kilifa yi communes yi kon mun nañ ne kilifa yi Guédiawaye yi ànd nañu ñun parce que en matière de démocratie c'est le nombre qui compte la majorité l'emporte sur la minorité di nuyu sama doyen Askama li ngay doxalee mbir mi man seet na sama xol de maître waaw maa ngi lay remercier di la ñaanal yàlla yow it yàlla may la gudd fan ak wér waaw may la kattan boo dirigé parce que métti na la pression métti na mais nañu il faut résister waaw di nuyu doyen Demba sa kàddu yu rafet na sama jaam bi grand bord bi sama waay la yàlla moo ñu boole depuis 2008 ba tey jii muy xeex ci parti bi amu ci dara lu nekk fépp fu ñu ragalee wax dëgg rek grand bord taxaw na fa wax fa dëgg lu nekk nag fu nekk dëkkale nañu ko fa mais il est toujours égal à lui-même maa ngi la ci félicité dina ñaan yàlla nga am wér parti bi bu neexee yàlla li nga ci war a am di nga ko ci am bu neexee yàlla kenn mënu la ko xañ barke alxuraan al karim maa la koy wax dina ñaanal yàlla yooyu nga fekkee lépp bu kenn sedd bu sedd dara sa ginnaaw doyen Seydou maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu suñu ñaari jigéen ñi sama jigéen day Fatou Ndiaye yàlla boole ñu mook Adja Ndeye Koura depuis 2008 ndeysaan bu ñu mosaan di campagne sax mu ñu dañ ne Ndeye Koura dina mosaan ñu ut ay mbir comme ñoom dañoo diis mënu ñoo daw agré ñu mën a mbir ku ne naan dox ndeysaan wallaay ndeysaan pour wala nag nit ñi dañoo sonn ci parti bi waaw li ngeen wax nag dafay dëgg maa ngi leen nuyu ñëpp nag yéen ñëpp ñu bokk si jotaay bi waaw di rafetlu seen teewaay li ngeen wax day dëgg ndax ñun ñoo bokk dañoo ànd ak yeneen nit ñu sos parti bi tey jii di ñuy xeex ba bu ñuy tàmbali comme ni nga ko waxee dañoo jàpp ne ñun ñi ay dof lañu quoi ay ñetti nit bu ñu rombee dañuy reetaan ba yàlla def lii am tey jii waaye lu sotti am borom loolu il faut ñu nangu ko ñu organiser wu au niveau départemental ba pare def ay erreur yooyu tey moo ñu rattrapé te erreur yooyu dañ ko def de bonne foi xam nga bu doon ay erreur combine la bu doon tey Maguette Fall day combiner Aliou Sall pour rey Abdou Sène wala rey Askama ñu mun a wax mais ku ci nekk position bi nga jëloon da nga ko jëloon de bonne foi da nga jàpp ne position bi mooy position bu gën yàlla nag moo def li ko neex ñi ngi ko seqaloon def ñëw def yu fu wor parce que comme ni ko doyen Abadou ne nettalee ñun Macky Sall nañ gëmoon nous sommes le seul département du Sénégal boo xam ni instance su parti bi ñun la ñu jox ñun prérogative sañ-sañ pour ñu monter suñuy comité électoraux en 2009 ñun en 2009 en 2009 le seul département parmi les 45 départements du Sénégal ñun lañ ko joxoon sañ-sañ Guédiawaye kese ba tey jii Guédiawaye rek moo organisé au niveau national li ñu am nii chaque commune nga fekk fa coordonnateur chargé de gestion responsable des jeunes responsable des femmes responsable enseignant nangam yooyu Guédiawaye rek la am kon ñun yaafu suñu woon dañ doon toog di waxtaan di organisé wu waaye nag
ay ñàkk déggoo xew na suñu biir ba brèche am waaju gàtt ñuul ji ñëw pëtaxuri waaw te bu ñu ko ko jox tamit wax dëgg yàlla dañoo amoon ci moom yaakaar te yaakaar moo nekkoon ne nit duñ ne la diw mooy rakku président de la république ñëw pour jàppale parti bi ci sa département nga koy dàq loolu xel nangu ko sax ñun ñëpp loolu moo ñu poussé ah ñu ne bu ñu ko jàppalee moom dara ñu jàppale waaw ku ci nekk nag xar sa tànk tubéy waaw ba yàlla def moom mu toog fii waaw bi mu toogee nag ñun ñu nekk ci kanam di yuuxu kontaan moom mu nekk ci ginnaaw yore xiiram topp ñu waaw moom mu yore xiiram topp ñu ku mu ci jot rek bàcc na xiir bi waaw soit nga génn parti bi wala nga daw voilà loolu nag ñu koy dund ba mujj gi ñu xam ne lii jot na gis nga parti bi ñun ñoo ko moom dañ ci am titre foncier comme ni ko grand Seye waxee tey titre foncier APR tey bu ñu ko doon séddale ku nekk da nga ci am sa 0,5%. kon ñun ñoo moom parti bi nag ñun duñ dem bàyyi parti bi ñun ñu organisé woon tey ba parti bi taxaw bu ñu naan bu taxaw organisé wu ba Macky Sall gëm ñu ne man sama meeting d'ouverture du ma ko defee fenn furul département de Guédiawaye ñun ñu organisé woon ba Macky Sall bi muy def meeting de fermeture am mu defee rek gàmmu mu ne du ma ko defee fenn furul département de Guédiawaye wala lu jege département de Guédiawaye mu defee ko Pikine ñu engagé wu ko organisé ko ñun ñu organisé woon ba jël ay député jox ko Macky Sall ñun ñu organisé woon ba Aliou Sall mi nga xam ne dañu ko taxal fu nekk mu ñëw fi ñu yaatal ko ubbil ko taaj ko mu nekkee fii conseil municipal Aliou Sall Sénégal Guédiawaye la mës a nekkee conseil municipal dans sa vie musul nekk Fatick conseil municipal mënu ko nekkee feneen Fatick fii la njëkk a nekkee conseil municipal fii la njëkk a nekkee maire de ville fii la njëkk a nekkee président AMS fii la nekkee président union des élus locaux fii la nekkee directeur général fii la ko déggee fii la déggee PCA fii département de Guédiawaye fii la déggee daal yi département de Guédiawaye ay gor nag ñoo summi li ñu yoroon jox ko waaw soxla ko nag léegi nag moom nag mu jël buumu mi léegi nag pour xiiram topp ñu léegi xiir googu noonu dañuy nangu tey jii loolu duñ ko lakk dañuy nangu xiir gi topp ko voilà foofu la ñu nekk nii moo tax tey jii ñuy wër dans chaque commune ñu dem fa pour waxtaan ak responsable yi fa nekk ñi nga xam dañoo bëgg parti bi xamal leen ne coow li am ci parti bi du coowal la plupart dëgg parce que xam nga la nature a horreur du vide xam nga foo demul wax sa noonu mun na faa jaar wax nit mere la te dalay li mu lay mere du ko teg fenn parce que ñàkk xam la te ñàkk xam bi lu ko waral mooy information amul man grand pape def nañu plus de 10 ans depuis 2008 ba léegi ñaata at la ça fait 13 ans li ma xam ci moom tey jii depuis 13 ans xaw ma ko ci moom mais lu ko waral c'est parce que y avait pas une communication man na sama coordonnateur yàgg nañoo reyante lu ko waral manque de communication voilà léegi nag ñun bu ñu demee nag ba xam ne nag ñun ñii li ñu wax naan le charte doon wax naan le malheur c'est les autres kii le mal c'est les autres ko maanaam noonu la koy waxee n'est-ce pas